mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd bekk ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom tegu ci juróom benn waxtu bi simili leen ci xabaaru marax yi la ca gën a fës bokk na ci congal terroriste di def ci réewu Afrique sow jant yile loolee nag di gën a fës ba tax doonoon na lenn ci ponk waxtaan yoo xam ne danañ ko sumb loolee nag jëm ci ñeenteelu ndaje boo xam ne ñu ngi ko jagleel jàmm ak karange ci réewu Afrique yile kilifa yi di sàkku ci askan wi ngir ñu booloo doon benn génn sopp seen yoxo ci mbir mu nu mel bu ko defee terrorisme kon tàggale ko askan wi ngir mu jóge fi kon dinañ ci dikk lu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi. coow jolli ca marché poisson bu Pikine mareyeur yi ak njiitu marché ba nekk kon ci mbiicoo mbaaloo gu tar ndax naka seen kaddu doonatul benn ñoom seen sàkkuteef di mareyeur yi mooy ñu daal di leen ndàmp ba noppi audité boobu leen marché ndax jàpp nañu ni kon TER bi tey jii lépp loo xamante ni seen loraange la kon moo leen ko teg dañ ci dikk seen kaddu nu mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ndongo daara yi nekk ci réew mi tey nag la ñu gën a am seen xememteef ngir wéyal seen njàng ci bitim réew loolee nag ginnaaw njàng mi ci réew mi nee nañu kon dafa tàggatémbe ginnaaw grève yu mel ni tulleeg man lañ fi nemmeeku waaye du ñëpp ndax lenn ci ndongo yi nee nañu kon des ci biir réew mi wéyal seen njàng moo leen gënal foofu kon mbokki loolu moo gën a fës ci xëtum xabaar yi nees gis bu jàll ànd ñu di ci faram-fàcce yi. mbokk yi salaamualeykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru marax yi des koy tàmbali nañ ko junjee ci ndorteel li ak cong yi nga xam ne terroriste yi kon ñu ngi koy def ci réew Afrique yi lee loolu nag ku ne teg na ci sab gët loolu nag doonoon ponk loo xam ne waxtaanee nañ ko niki tey ci ñeenteelu ndaje boo xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllub jàmm ak kaaraange ci réew Afrique yi lee ñu ngi ko amaloon nag ci centre international de conférence bu Abdou Diouf nekk ca Diamniadio kilifa yi di waskan wi ngir ñu booloo doon benn ngir sóob seen yoxo bu ko defee lii nga xam ne kon moo ëllëwti ko ci ko askan wi tàggali ko ak ñoom ba faw ñu teewlu ci jiital commission bu UEMOA di Abdallah Bourayma ay kàddoom ci micro Moustapha Gabar Diop. Notre union suñu lëkkaloo bi dafa war a jox yitte gu mag a mag goo xam ne gu gën a kawe la si réew yi nga xamante ni bii ñoo ko seq yëpp te mu soxal leen jaare ko si coopération bu dëgër boo xam ne mooy bootu si mbooleem organisation régionale yi nga xam ne ñoo nekk si yooyu la dëkk yëpp nga xam ne ñoo yëngu si wàllum jàmm ak wàllum sécurité si espace communautaire bi rawatina CEDEAO ak G5 Sahel commission bi nag jël na ay mesures yu am solo yoo xamante ne bii ngir xalaat yi nga xamante ne bii moom lay UEMOA naal ngir jàmm mën a am ngir ñu mën koo doxal niñ ko bëggee laata at mi ñu nekk di jeex si noonee nag dinañu mën a gaar mbooleem jéey yoo xamante ne bii mën naa gàkkal suñu lëkkaloo de notre union. jigéen ñi mënal ba noppi moomal seen bopp loolee bokkoon na ci lenn coo xam ne ay ponk la daal di ko waxtaanee ci juróom-ñaar fukkeelu ak ñeenteelu daje boo xam ne dañ ko sumb ñoom soxna yi tax na nag ñu daal ci weccoom te xalaat xool itam seen ëllëg nees lay def kon ba jaarale ko ci yoon bu ko defee ku nekk mën a am loo moom ak loo xam ne yaa ko mënal sa bopp ñu teewlu ci kenn ci ñoom Ndeye Marie Aïda Ndiégène ay kàddoom ci micro Alioune Gueye mi teewoon ci boobu lépp ndaje. dañu jaajële 20 entrepreneurs u Sénégal entrepreneur u Canada ñu def benn daje léegi daje boobu objectif bi mooy créer un cadre de réflexion maanaam dañuy jël sénégalaises yi ne leen lan mooy seen réalité en tant qu'entrepreneur ñu jël canadiens yi laaj leen lan mooy seen réalité léegi objectif bi mooy créer une relation maanaam créer un lien un pont entre deux peuples te loolu la ñuy def au-delà de ça au-delà de la collaboration au-delà de ce lien lan la ñuy def tamit mooy la création d'une ressource maanaam def nañ benn livre def nañ ay vidéo def nañ benn plateforme web pour dimbali entrepreneurs yi créer une autre génération d'entrepreneurs parce que séminaire bi du yem si ñun lan lañ bëgg mooy ñu am ñeneen entrepreneurs encore créer une autre génération d'entrepreneurs. góor baax na waaye itam jigéen baax na loolu nag soxna yi léegi def nañ ko seen bàkk ngir rek ku nekk ci ñoom fexe am loo xam ne yaa ko moomal sa bopp ba tax nag la ñu dippee kon entrepreneuriat féminin di baat boo xam ne liñ koy dégg ci Sénégal bëri na lool loolee nag tax ñu jox kàddu gi soxna yi ngir ñu di ci leeral ak loolee kon naka lañ ko déggee ñoom daal lu ñu jàpp rek mooy mënal seen bopp waaye itam moom seen bopp loolee lu ñu bëgg la ba tax ñuy sàkk kon ci kilifay réew mi ñu daal di leen jàppale gëstu leen te bàyyi nag yàq gi ci réew mi rawatina ci xew-xew yeeg ndaje yi ñu teelu ci reportage Alioune Gueye Moussa Fall. ay jigéen yu jóge fu nekk ñoom ñile ku si nekk di wax ab projet lépp
ngir jëmmal solos liggéeyu jigéen. sama projet mu ngi tudd Ecobuilder MS suñu entreprise c'est une entreprise de construction maanaam dañuy tabax ay magasin de stockage def nañ benn magasin ci zone Kayar ñu ngi tabax yeneen magasin ci zone Ngaye Mékhé ak Makassar suñu objectif mooy dimbale agriculteurs yi béykat yi ñu am ay magasin de stockage. suñu projet mooy dañu bëgg vraiment créer foofu à Tambacounda comme ni mu nekkee Dakar parce que li ñuy gis lu bëri mooy lépp dañ ko centraliser Dakar genre séminaire yi par exemple mosuma ko gis à Tambacounda ñun suñu objectif mooy di former jeunes yi ñu autonome dans l'entrepreneuriat et dans l'auto-emploi. dama am benn projet boo xamante ne ci wàllum yar ak jaay ginaar la. entrepreneuriat nekk moo bu bëri lu muy tekki ñoom soxna yile di ci àddu. entrepreneuriat mooy création mooy booy entreprendre da nga war a créer da nga war a xalaat lan mooy sa problème autour de toi am na énormément de problèmes tey jii mun nga am problème stockage mun na am problème nutrition et cetera te yow toi en tant qu'entrepreneur tu es capable de designer des solutions maanaam mun nga créer ay solutions à partir de problèmes yi nga am. entrepreneuriat daal boo ko déggee du leen ludul fexe am yow say jumtukaay yoo xam di nga créer sa dara loo xam di nga taxawal dara loo xam ne yaa koy moomal sa bopp ba mën ci suturlu te doo ci am benn kii daal benn lëntënt wala benn gàllankoor man noonu laa ko gisee. fii ci Sénégal mu bari lool ay jigéen yuy denc waaye lu ci ëpp dañ koy yàq ci xew yi soxna yile di ko ñaawlu. au-delà de jigéen yi suñu société lañ war a defaraat nan lañ koy defaree maanaam dañu war a sensibiliser nit ñi ci apport économique bu ñu war a am tey jii yow soo amee ay 10 millions 20 millions da nga ko war a investir ci société bi maanaam renforcer le pouvoir d'agir des autres pour renforcer le Sénégal en tant que tel. wax dëgg yàlla ñu baal ma parce que man mënuma concevoir nga liggéey ay at liggéey sa xaalis ba pare bëgg koo yàq ci ay xew ñu jéggal la man de dama ko def te déggalu ma ko benn jigéen. dëgg la yàq boobu noonu am na mais man sama xalaat mooy ñun génération bii nii man je pense que ni ñun nekkuñu ci yàq boobu trop bien vrai que am na ñenn ñoo xamante ne ñu ngi ci tuuti man dama yaakaar ni sunu yaay yi ñoo gën a nekk ci lool. solos liggéeyu jigéen nekk mbëbëtu soxna yile ba tax na ñoom ñu jug takku liggéey ngir bokk ci ñuy jëmale réew mi kanam. maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi may rëyër ya nekk ca marché Pikine bu poisson ba seen dënn dafa jóg ba tax ñu becc seen mer ci njiital boobu lépp marché dina kon dañoo bëgg sax ñu daal di leen ndàmp ba noppi kon autorité boobu lépp marché kon daal ci kaw gàttal kàddu yi doontul benn nañu nag kon jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci marché ba lu juy njaag TER bi mooy njaag ndax lu leen naqari tey jii moo leen ko teg ba tax ñoom seen baat jib na ñu teewlu kenn ci ñoom di Mohamed Silla ay kàddoom ci micro bu dal njaag ci Omar Bokum. Interpeller le président de la République Macky Sall di interpeller le directeur de l'APIX monsieur Mountaga di interpeller aussi suñu nouveau ministre de tutelle bi soog a ñëw di ko wax dalal jàmm ñun dañoo am problème fii ci au niveau du marché central au poisson parce que conteneurs yi ngeen gis nii c'est des centaines de milliers de personnes ñoo fi liggéey te tey APIX daf ko war a impacter jaar ci kawam jaarale fi tali mu doon projet bu am solo boo xam président boo ko def ñun taxawuñ ne tali bi du fi jaar mais dañoo bëgg mu leer ci suñu bopp ñun ñu moom conteneurs yi dégg nga APIX ba léegi toogul ak ñun benn yoon wax ak ñun te APIX jaaykatu ndox yi nekkoon ci marché bi ñu jaaykatu ndugg yi nekkoon ci marché bi uude yi nekkoon ci marché bi ku nekk toog na ak yow wax ak yow ñun ba léegi APIX nangul toog ak ñun. ñu toog ba mu yàgg ñu jékki-jékki ñëw mais benn segu 37 millions la ñu jël pour yéen waa conteneurs yi jox ko seen directeur moo leen war a defal fi ngeen nekk loolu leerul ci suñu bopp te nanguwuñ ko. ndax APIX du doxee noonu. waaw ñaareel ba mooy ñu interpeller le ministre de la pêche le nouveau ministre de la pêche mu ñëw auditer marché central au poisson. marché bi tey marché bi dugal plus de 1 million de francs par jour te xamuñu xaalis bi fu mu jëm soo peinturé miir bi su subaa nga peinturaat beneen xool leen biir marché bi ak ci biti bi ndax benn la. bu ngeen xoolee xam ne du benn bu nekk ça cesse mareyeurs yi dañoo am droit ci gestion marché bi conteneurs yi nag c'est des centaines de milliers de personnes et des centaines de millions ñoo nekk ci biir conteneurs yi kenn ku du ko yëkkatee noonu. waxtaan wu ñu sumboon ni ki démb ca Gandiol ñeel wàllub géej gi ak loraange yu mu mën a jural askan wi waaye itam ñaax nappkat yi ngir rek taxawaay gu mucc ayib ñu am ko bu ko defee loraange yi kaw ñuy jànkonteel ci géej bi mën leen a dumoyu loolee nag lañ ci nemmeeku mooy ñoom kon nappkat yi dañoo seetlu la ñuy ñàkk seen bakkan ci géej gi dafa bëri lool ak sax ñoo xam ne dañuy réer mër ba kenn dootu leen tegati gët ba tax kon campagne de sensibilisation lañ ci daal di amal ñoom nappkat yi capitaine de vaisseau di Mamadou Ndiaye nekk directeur protection ou sensibilisation moom mooy dikkaat ci solos ndaje boobee
ay leeral ak Mamadou Ali Signon Ale Thiam. tey jii li ñu fi tax a ñëw tey jii mooy di tëj li nga xam ni mooy campagne de sensibilisation bi ñu commencé le 10 octobre ci Yoff ministre bi fi nekkoon ak ñun doon di léegi madame la présidente du HCCT madame Aminata Mbengue Ndiaye moo ñu soññoon ne ñu nañu ñëw fii Gandiol pour def fi li nga xam ni moom mooy clôture bi te nag regretté wuñ ko parce que biñ fi ñëwee gis nañu engouement bi gis nañu ni nga xam ni noonu la ci communauté yi jàppee sécurité nappkat yi daf ñu soxal ndaxte dañu gis ne que ñi ñàkk seen bakkan ci dem di wuti lu ñu am indi seen njaboot dafa bari te état di ci def lu am solo loo xam ne da ngay dem ba naan du feeñ te fekk na ni xëy na yenn saay nappkat yi ñoom ñooy desee di jël en compte li nga xam ne moom mooy mesures yi ñu mettre en place ndax boo amee météo boo xam ne da lay wax naka la géej gi war a mel ñu jox la gilet subventionné ko wutal la moteur bu bees di liggéey ci changer li nga xam ne mooy pirogue en bois yi di ko def pirogue en fibre de verre mettre en place géolocalisation pour mën a xam fan la gaal yi nekk bu fekkee ne dañoo am dañoo am ay problème ci biir géej je crois que ni taxawaayu état bi am na solo pour di renforcer sarange nappkat yi léegi kay li ci des mooy nappkat yi ku ci nekk xam ne que ni yow aussi da nga ci am pàcc boo xam ne da nga ko ci war a jouer. film bu doomi Sénégal bii di Atlantique ka ca gën a ràññeeku di Mama Sané bokk na ci nga xam ne dañ leen a daal di fësal ñi ràññeet leen ci fanweer ak juróom benn yi nga xam ne dañoo jàpp ne kon dañoo doon ay révélation ci Académie des Césars bu 2020 yooyu nag ñoom fanweer ak juróom benn yooyee at wu nekk kon dana ci tànn leen ci artistes yoo xam ne dañ leen fësal ci ab réalisation boo xam ne day jëm ci wàllu vidéo ak i photo yoo xam ne da leen di gën a fësal ñoom fanweer ak juróom benn yi loolu nag ab événement la boo xamante ne nii ñi di waa Chanel ñoom ñoo ci jàppal tànk ñoom ñi nga xam ne kon ñoo ci yëngu. leneen ci wàllu xabaar dem ba ci diwaanu Fuladu foofee nag xam ngeen ni daay gi fa nekk bokk na ci leen loo xam ne mooy tax kon bu jur gi duñu bëggee am lu nu lekk duñu ko lekk rax ci dool tamit lii di meew mi tam dafay xaw a jafe duñ ko teg a gët ndax kon tool ya fa nekk di lakk ba jeex takk jural jafe-jafe ñii di sàmmkat yi loolu nag tax ba dëkk bu ñuy wax Sinthiou Aliou foofee nag lu ñu dippee kon mbayub ñebbe gi ak naral falfa loolee bokk na lu ci gën a fës ab ndaje kon lañ fa daal di amal sax loolee ci teewaayu ay kuréel yu bëri yoo xam ne ñu leen dippee ay ONG ngir rek mën a kon jëmmal yooyu mbay ñu teelu ci sa Kolda Seydou Diatta reportage. ginnaaw am meew mu doy noor dafa yàgg nekk lu jafe ci diwaan gi. mbayum ñax commencé na law ci tund wi rawatina ci diwaanu commune bu Koulinto nekk ci département bu Médina Yoro Foulah muy li nga xamante ne ñu ci dugal seen yoxo ngir wàññi jafe-jafe sàmmkat yi ñoo waa Enda énergie lëkkaloo ak agronome vétérinaire sans frontières ak ñii di waa PDRS. journée tey bi lancé nañu ko jàppale éleveurs yi ñu mun a fausser le maximum d'herbe ñax bi ñu jël ko. ñu denc ko pour ñu mun a joxe seen nag yi pour ñu mun a produire meew moindre coût ñu bañ a dépenser lu bari loolu moo tax ñu lancer cette journée là. parce que dañu seetlu ne bu nawet jotee dañu am meew bu bare bari ba duñu xam nuñ ko def duñu xam fuñ ko jaay meew bi di yàqu mais paradoxalement buñ demee ci noor dañuy dem ba benn goutte de lait sax yenn saa dootuñ ko am war nañ tey jublu ci waru mbéyu ñax. dëkk bi di Sinthiou Saliou la ñuy tànn ngir dalal bis bu ñu jagleel góobu ñax moomee ci diwaan googu it la ñuy tàmbale mbayum gàncax bu ñuy duppe maral falfa ngir indi saafara ci jafe-jafe ñi jànkonteel noor ngir dundal seen jur gi. benn ñax la boo xam ne day jógee Brésil lañ ko jëlee te mu ngi law fii képp ko am jardin mun nga ko defoo pour sa jur boo xesee ba am ji bi boo ko jiyee bu amee 45 jours mun nga commencé di ko dagg di ko jox. di ko joxee ndox mu commencé puusaat mun na màgg ba dem ba 2,50 m mun na ko kii donc day joxe ñax ju bëree bëri. naam pexe am na waaye daanaka sàmmkat yaa ngi wéy ba tey di mere ñii di waa Sodefitex ndaxte ñooñee ñu ngi leen di joxoñ baram tuuma ne dañu leen daan xañ graine coton yi. depuis ñaari at léegi ñu ngi am jafe-jafe bu métti pour jot ci graine de coton bu nekk fii usine de Kolda bu ñu demee foofu
bu ñu leen laajee jàppale ñu am graine de coton pour ñu mun a joxe loolu suñu jur bi du ñu mun a am graine bi depuis 2 ans léegi acteurs yi ñu nekk fii ci région Kolda mënuñu jot graine de coton au niveau de Sodefitex te fekke ñu ngi jaay coton bi bitim réew. ginnaaw campagne goobu ñax ma door na am na neexal gu duuf bu ñu dig képp ku gën a bari le ñax ci njeextal campagne bi. di ko gërëm Seydou Diatta ca diwaanu Fuladu maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu xabaar yi ndax lenn la woon ci ponk yi muy doomi aadama yi rawatina kon ñi nga xam ne dañoo am baccalauréat yees seen xemmeemteef mooy wala seen njàng ca bitim réew loolu nag jàpp leen ni kon njàng mi ci réew mi dafa taggatémbe ginnaaw grève yi nga xam ne moo ëllëgtiku njàng meek njàngale mi ci réew mi waaye nag du ñëpp ndax lenn ci ndongo yi nee nañ kon des ci réew mi di Sénégal wooyu seen njàng moo leen gënal lépp lu ñu am. Mamadou Biba Sissoko Augustin Mandan reportage. toog Sénégal ngir àggali seeni jàng doon na li nga xam ne élèves terminal yu bëri buñ ko bu ñu amee seen bac ci lycée Seydou Nourou Tall bu Dakar ndaw ñi wax nañ lan lañu nar après seen bac. waaw man bu ma amee bac moom dama bëgg a def classe préparatoire ci France comme ça bu ma defee classe préparatoire bi je compte faire ma defee classe préparatoire bi naa def concours école normale supérieure française pour suivre une formation parce que dama bëgg a nekk jàngalekat après. dama bëgg dem defi droit pour tout d'abord pour gagner leen loo xam ne dinaa mën jàppale sama famille sama mbokk et aussi pour sama propre expérience loolu laa bëggoon def en fait. décision bi nag lu ko sabab mooy situation bi ñu leen jiitu di dund ci jàng bu kawe bi. jàng supérieur bi moom. C'est pas le mieux parce que état bi mënoon na def tuuti effort pour orientation yi gën a teel a génn ak ñu orienté si lycée si université privée yi pardon ñu def tout pour vraiment payer leur scolarité à temps pour ñu bañ di leen dàq à chaque fois. bëgguma toog Sénégal parce que si condition ni ñuy nekkee nii ça du ñu encourager quoi mais. Voilà, mais même si fekkee dañu naan ne Sénégal même si les écoles supérieures sont bien baax nañ du ma xalaat des fii parce que conditions yi moo tax quoi. loolu nag taxul ba kii di Fatoumata Bintou Dramé bëgg a des fii ci Sénégal ngir continuer jàngam moom mii nekk nag ci classe bu terminal S2 jàpp na ni mun na amal jàng bu jaar yoon ci filière bu muy choisir. Après bac bi étude yoo xamante ni sur science. Géologie wala microbiologie moom moo ma gën a intéressé lu ma gënaloon moom mooy des Sénégal pour jàng parce que nekk des fi nga judd fi nga dëkk yaa dara dàq ko mais su fekkente ni dama sës je sortirai dinaa dem voyager à l'étranger. su fekkee njàng bu kaw bi ñu bëri dëkk tubaab yi nañ ko fas yéene defee rawatina ca France am na ci ñoom. ñu bëgg a dellu ci fii ci Sénégal ngir amal njëriñ seen dëkk souvent seen boobu nag du mun nekk loolu nag mun andi ay perte ci seen koom yi réew. Mamadou Bipa Sissoko di ko gërëm kon mbokk yi loole moo laaj xabaaru marax yi sant leen bu baax gërëm leen ci ànd bekk ñun ci ITV gërëm ñëpp ñi jàpp ci xibaar yi ba mu daal di yemb rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci xibaar yi ci tubaab ci gàttal ak Assane Gueye kenn waskan gi 20h30 ak Khalifa Diakhaté ma jox leen dox daje minuit bu ci yàllande ci jukkib xabaar yi kon feeg boobu ngeen wéy di ànd ak ñun suñu programme ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.